ayca mu ngi noonu donc jërë ngeen jëf auditeurs yi bàyyi xel RFM 94.0 la rajo de toute l'actualité maa ngi bëggee Yacine Pouy bu baax a baax Abdoulaye Diop maa ngi lay nuyu Passepartout di kontaan ci yow bu baax a baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye ak Mamadou Ndoye Bane nuyu naa leen yéen tamit Bane noo def. maa ngi sant bu wér sama waa ji. yaa ngi am jàmm waaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax. Bane ajjuma ak samedi moom yëngal nga réew mi. man nii. laa ilaaha illallaah xalaasu vendredi bi. waaw ak thème de la semaine bu samedi bi. yëngal na réew mi. waaw xam nga rek dañuy bëgg di jox nit ñi ay xibaar yu wér te wóor rek. defe naa ne ñoom jaay taskatu xibaar yi noonu lañ ko bëggee. joxe xibaar yu wér te wóor. jiitu nga leen de. taskatu xibaar yi de jiitu nga leen sànni karawaas. waaw dootuñu la dab. maa ngi lay ziar bu baax sama ñi lay ziar ñi ñaanal gars yi ñëpp Sénégal yëpp yal na yàlla def jàmm. tontonte bi nan arrêté tontonte bi. xam nga jaxase nga waa mbalax mi. ci ñun nga bëgg a jëm. ñoo la ko dul may Ndiaye animation mbalax man Aba. boo déggatee ma animé mbalax man. jàppal sama génn xam ni jàpp nga génn loolu neex. eggal ñuul maa génn ci mbalax mi ba set suite. déedéet waay yow jaxase nga mbalax maan yi ba duñ jaar hôpital. fas seeni si kii jiiñ nañ ma ci rab bi lañ ma njëkk a jiiñ ne maa leen jaxase. ñu pare ne ñu ne man maa jaxase Macky Sall ak Sonko man yi ñu ma jiiñ a bari. xanaa xam nga Abdoulaye Wade ak ñi mel ne moom laa ruus mais kon ma ne leen njuuma dëgg day nelu. comme dañ ci ami kilifa yoo xam ne ñoom karaw da leen dérange. dëgg la dëgg la damay téye commentaire boobu. ok Njomboor. du ma ci tontu. ñun ñëpp am jàmm rek. ñun ñu réew mi am jàmm te ñëpp am jàmm rek. waaw biir kër yi yàlla na yàlla def jàmm ci biir kër yi. def ko ci jëkkër ak jabar yi def ko ci doom yeeg papa yeeg yaay yi def ko ci entreprise yi def ko ci àdduna bi yëpp. ñëpp am jàmm. bu bëgg jàmm yàlla na nga am jàmm. amiin yaa rabbi bëggul jàmm yàlla na nga am jàmm. amiin yaa rabbi waaw man. amiin yaa rabbi amiin Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. ay Pochettino mi dafa teel am ay problème di. ma ne ko Pochettino mi teel naa am ay problème di. kuy kooku. mooy entraîneur PSG bi démb dañ koo dóor. wala yow loolu sa nekk ci. man Sadio rek. ok. bi football ba ma doon xaar Liverpool ñun ma football ma fay télé bi. dëgg la am nga ci droit dëgg la après ma laajte ñu ni Salah dugal na 2 bi mu metti ma. man su Liverpool day football su Sadio footballul bëgg naa Liverpool gagné mais bëgguma Salah dugal su Salah na lay dugal nañ nul. mais xam nga club yu mag yi dañoo am encadrement. waaw ñoo dem ba seet ne liñ ko yan dafa diis. waaw moo tax dañ koy noppal. nga boo dee yanu équipe bu lëmm. waaw voilà boo demee ba mu diis. ñoom ñooy taxaw ne leen kii li ngeen ko yan nii yaram yàttanu ko. loolu yooyu la tax. après ci kanam laa bi match ba jeexee lañ laa dégg ñu naan 3-1 la foofu. ok Sadio rek. maa ngi lay fay Ndiaye. ba yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. maa ngi nuyu partenaires yi ñuy àndal ci xalaas. doore ko ak sérum américain bii di Laris. xam ne bi mu ñëwee ba léegi ci la góor ñeeg jigéen tàggoo ak problème mu karaw. jafe-jafey karaw. bu fekkente ne da nga leel bëgg a tàggoo ak moom utiliser Laris bu fekkee da nga yar sa karaw bëgg mu màgg ci anam wu wér du bokkul ci karaw yi dam ak yu ni mel. Laris da koy def Laris nga xam ne ñi ngi ko defaree ci laboratoire yu nekk ba Amérique. ay biochimiste yu xarañ ñoom ñoo ko saytu liggéey ko ba pare enrichir ko ak vitamines yi mu war a àndal lu ci mel ni biotine. indi ko fii ci Sénégal Lay cosmétique moom moo koy distribuer ma nga marché Sandaga 77 656 98 moom ngeen mën a am moom ngeen mën a jokkoo ak moom ngir am ci produit bu baax bii di Laris di ab di sérum américain 77 656 98. vite fait établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère indil ñu ko mu di gaam. am na cuuraay bant buy dàq yoo am na pommade. boo xamante ne ji frotté la am na également tube vite fait frotté am pâte dentifrice ak brosse à dents. 77 555 11 11 77 696 34 67. wala 77 441 06 38. di nuyu bu baax a baax Moustapha Fall ak Modou Tine foofee ci établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère. ayca kon mi ngi noonu. am nga fay yëf. ayca comptoir commercial de plomberie du Sénégal spécialiste yi ci wàllu sanitaire fii ci réew mi champion bi réew mi soxla ngir matériel irrigation ndax yi ñu ciy jaay baax na mucc na ayib garanti na te rafet na. mais également wàllu tuyauterie plomberie loo ci bëgg demal ca comptoir commercial de plomberie du Sénégal 33 821 14 80 mooy seen numéro téléphone wala 77 517 98 29 wala 77 401 55 69 comptoir commercial de plomberie du Sénégal. am na solo dugg nañ ci weer woo xam ni vraiment day weeru ñi bëggante biig nag ki ma ko fàttali du kenn ku dul Mohamed mi
waaw ñu ngi lay jaajëfal yaa ngi fépp ci internet bi de tabarkàlla xam nga Ndiaye. macha allah gis naa ko teel a ubbi moom. gis naa ko daa bëggante de. kumba moom waxut dara kumba da koo bawul dara da ko bawul fee. yàlla jàmm yàgg di jaawale kuy wutub xaalis ak kuy jaay ak ku bëggante kay kuy wutub xaalis ak ku bëggante. yëpp nga boole ma ne ko kon baax na. yëpp ay ca yàlla na sa jàmm yàgg. donc ñi bëggante ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ci weer wi yàlla na seen yëpp yokk ba at mi jeex. amiin noonu am na solo. amiin yow looy waajal Marie Bane. Marie sant rek. waaw sant. waaw ñun sant rek. Marie moom da nga koy yóbbu. di ko yóbbu weekend Marie Bane de man yaa tax ma arrêté weekend yi. non weekend yi nga daan dem yow demal say weekend mais bul ko estaté bu ko dugalee 100 grammes. su ma demee weekend su ma estaté man damay allo waa Aba waaye yow sa bokkul ma la waaye yow sonal nga ñu wax yow lii lan la nii suñu jabar yaa ngi ñu woo kañ te yóbbu nañ leen weekend bañ tas mais fàtte nañ li passé yëpp lii di bees lañ bëggaat. waaw yow yóbbu nañ la weekend fu ne yóbbu nañ la fa. waaye Aba mi ngi di doog a door. lu baax Aba di doog a door. di koy fu ne mu fay dem. waaw Aba de ngi dem rek. ñun bàyyi Aba di doog a door moo woo Aba di koy sonal nga ñu waaye Aba de yow da ngay doog a dem yow tu viens de démarrer vraiment. waaye yaakaar naa ni ñëpp mën nañoo dem weekend ba mu des Mariama mii de ay problème am na fa def fii. waaw mooy ci weekend bi mooy xam naa ni Ndiaye mën na koo résumer. parce que xaalaasu vendredi bi. waa jooju Serigne Mbacke Gueye. waaw ak problème am. mooy ki doon wax naan. benn comptable bu mu doon liggéeyal. dafa lëkkaloo ak aawam. ñu détourné ca kër ga 1,320 millions. maanaam ci entreprise am la ñu détourné loolu. te loolu ci 3 ans d'audit yu ñu def. ci la feeñ. yëf yi tey ji ci yoon. mu ñëw fi wax keroog. jabar ji daa wax. jabar ji wax na. ndaxte keroog bi ñu fi jógee noonu. yaa ngi naan ma dox ci li nga ci war a dox. ma dox ci li ma ci war a dox dem seeti waa ji. bi ma demee seeti waa ji wax dëgg yàlla waxtaan nañu. mu am yu ma dëgtal. amul lu ma won maanaam ay audio la ma tegal may déglu. jabar ji di wax ak beneen ku góor. ñoom ñaar ñuy waxtaan. li ma jàngat ci audio yi ma tegal yépp gis naa ni jabar ji ki muy waxal ñoom ñaar miinante nañu. déggoo nañu. waaye nit sooy wax da nga wax sa aqulaay taala. dégguma fa. dara loo xam day niroog maanaam wàllum ñaar ñu nobante. am na mais nag ñaar ñu miinante daal maa ngi koy sentir ci wax yi d'après li ma waaje woon yëpp voilà mais nag jigéen gu am jëkkër waroo di wax ak koo xam ni tamit sa borom kër nu mu tuddati. voilà patron la wala mais ka mu doon waxal. du comptable bi. man audio yéen ma tegal. ka ndaw si doon waxal du comptable bi keneen la. bi ma waxee man ko waa audio bi nga xam ne moom nga wax ci xalaas bi ne da nga dégg sa jabar di wax ak comptable mu naan ko utal ma puce perso utal ma téléphone nangam ak nangam est-ce que waa ji mi ngi lay soupçonné man ko audio boobu anamu. waa ji dañu ma dafa effacé wu. mais yow li nga déglu ci ay audio. voilà ay tiima manque amu ci. voilà GFM amu ci dégguma ci sa thème ak. dégguma ci bañ dajee fee ak nangam dégg naa daal ñaar nit ñuy waxtaan ñu déggoo ñu xamante ñu miinante. waxtaan xaqataay ree mais baatu ndaw si rek laay dégg baatu ku góor ki dégguma ko voilà bi ma laajee waa ji lii noo ko defee waa ji expliqué na ma ni ma këram dafa am ay faux plafond fa lay jël ay téléphone teg ko fa ndaw si suy wax téléphone yi di enregistré mais looloo tax doo déggu baatu ki ndaw si di wax ndaw si rek ngay dégg bi ma fa jógee ma fexe ut numéro téléphone ndaw si dem seeti ndaw si këram ni ko déglu nga li la say jëkkër tuumaal yow comptable bi nee na yéen a lëkkaloo daaneel ko ca entreprise ba 1 milliard et quelque loolu loo ci tontu lii la wax. dégg naa sama borom kër la mu wax. affaire bi nag surprise la ma def yaakaaruma moom ni sama borom kër dina def loolu mais comme xelam noonu la toll dama koy bàyyee noonu. dafa ni yow soxnaam danga ànd ak comptable am loo seet ak comptable am ba lekk 1 milliard et quelque am fan nga xamee comptable bi. comptable bi maa ngi ko xam sama jouru tudd sama doom bi am na 4 ans bientôt mu am 5 ans sama première tudd boobu laa ko xamee. après loolu ba mu paasee tombeek màggal Tuuba sama borom kër ak man ak moom ñoo bokk benn oto bu ñu àndee màggal Tuuba ñoo bokk benn kër bu ñu daal ñoo bokk même néeg bu ñu toogoon
ba heure ñibbisi ñu àndaat ñibbisi wàccee ko croisement Cambérène moom mu jëkk. est-ce que da nga daan déggante ak moom. comptable bi c'est normal mu déggante ak moom man sama école doom musuma fa teg sama tànk musuma jëli bulletin samay doom musuma xam samay doom seen classe ndax jaune la wala rouge la comptable bi moo ko daan def. kan moo ko def loolu. sama jëkkër. léegi man comptable c'est normal man ma woo ko naan ma laaj ko samay doom nu muy demee su demee ba ñu ne ko xale bi mën na jàng kii mënu jàng kii xam na kii xam man c'est normal ma woo ko comptabilité sama jëkkër la mais c'est normal man liggéeyuma entreprise ba xaw ma li entreprise bi di dugal xaw ma lu muy génne milliards yooyu ma ko déggee ni ko ñëpp déggee laa ko déggee ni ko ñëpp déggee laa ko déggee. il faut nga wutal ma beneen numéro soo fii jaaraatee nga jox ma ko mais sa waaye dafa mel ni dafa ñoo xaw a soupçonné nee na loolu moo ko dégg ci noppam ci benn enregistrement. Ndoye Bane puis sama petit frère moo ko moom comptabilité musuma lekk ñaar dërëmam kooku sama jëkkër koy fay sama jëkkër moo koy fay kon lu may dox moom mooy jënd piis 1000 francs xel dafa am ku sàcc milliard di nga ko ñaan 1000 francs comptable bi musuñu jokkalante xaalis su nekkee comptable bi mus na ma jëndal téléphone jëndal ma piis man samay njëriñu doom yàlla bu ma ko fekk. moom da lay fii rek comptable bi wala lan la parce que dafa mel ni. loolu moom la. moom nee na jàpp nañ ne yow ak comptable bi yéen a ànd teg seen deal ba dóor ko xaalis boobu ba pare nee nañ sax dafa am ñu nekk seen ginnaaw. 1 milliard xaw ma lan. man su ma amoon milliard sama yaay bi ma jur sama propre yaay musuma ko may 100 000 francs yu mat. sama papa dund na ba dee musuma ko may 15 000 francs. fu ma koy jëlee man moo may jël sama jëkkër moo may jël sama yaay man bi ma jur ay sëram ñoo ko yor fii ma nekk nii location laa fi nekk te sama location sama jëkkër fayagu ko. leen di waaj a génn dégg naa. ngeen a yoral borom kër gi. borom kër gi yoral nañ ko. ñaata mois. te yoral na ko 11 mois xaw ma 10 mois te borom kër gi woo na ma numéro ma ngi nii. ma def ne milliardaire la ba ñu sa. milliardaire yow bi ma xool ba ñëw sama kër gis sama kër. ndax femme milliardaire dina mel ni man femme milliardaire dina dëkk fi ma dëkk. da ngay wujjee. depuis 2019 astafurlah 2019. da takk waaw. xanaa kon këram gi mu moom ñaareel bi fa la ne. foofu tamit dégg naa location la. yaayam fan la ne. yaayam du ko jur tamit location la nekk ci milliardaire. xalaas. dégg nga loolu Ndiaye. loolu première partie bi la. mu des deuxième partie bi fi mi nga xam ne fa lay demee fa lañ koy convoqué mu dem gendarmerie. moom convoqué nañ ko. xam nga li tax ñu convoqué. lan moo tax ñu convoqué ko. souvent nit ñi dañuy poser question lan moo tax ñëpp ne fi ñu convoqué awo bi. may xamal ni nit ñi que ni avant audit bi di am cëpp. entreprise ba. ci la waa ji am lu mu doon topp ba am audio yooyu bi mu demee amee audio yooyu ci la dem ci gendarme yi. tegal leen ko. gendarme ñam doon waxal ñooñu ni ko yow est-ce que mus nga def audit. mu leen musuma def audit ñu ni ko da ngay dem uti ay experts ñu defal lu audit. ndaxte lii nii wax ji dafa dem ba laawale sa maanaam sa comptable ak sa jabar ñooy wax mu daal dem defi audit bi mu defee audit ba gis gi résultat bi trouvé ak yooyu ci la dem porter plainte contre X la wax. léegi nag ginnaaw indi woon na avant audio yooyu jabaram di wax. ñu woo jabaram. topp ko. gendarme yi topp téye jabar ji vendredi samedi dimanche suivre ko xool téléphone am enquête ko ci li ma jot parce que bi ma déglu waa ji dama dem déglu soxna si ba pare defaat sama yeneen investigation feneen ay recoupement feneen ay nit yu xam couple bi ak xam ba gis ni ndaw si gendarme yi gis ni ndaw si dafa innocente ñu libéré ko. libéré gi ñu ko libéré nag xam naa ni neexul waa ji moo tax waa ji génn. benn question bi may posé problème bi am na 1 an coow li am na 1 an mois de juillet la ñu demoon gendarmerie coow li lan moo waral ci diggante bi ñu xaar bu heure bi ñuy doog a génn ci presse bi loolu nag laaj bu may samp la. mooy samp ci kan. ci ñëpp ñu. askan wi waaw problème bi am na 1 an. beneen bi mooy. waa ji wax na ma. waaw.
ne ma parce que bakkanam daa nekk ci xott. te xottu nen. fam ñu koy fexeel. waaw. moo tax mu bëgg a yëglu ba bu ci leneen toppee. ñu xam ne lii moo sooke woon problème bi ci li ma wax keroog bi ñu def interview bi. laaj naa ko même question. voilà. pourquoi boobee ba léegi. waxu mu ne ma ñaar. benn mooy dama ne woon damay bàyyi ba ñu jugé comptable ba xam fu mu mujjee benn bi stop mooy dafa am yu may yëg yoo xam ne mënuma cee sori. mais sama bakkan dafa nekk ci xott. bon comme foofu la bëgg ñu yem fa nag foofu la ñuy yem. juste pour répondre li nga laaj nii. waa ji nee na ma. dafa am na sax leneen ci ay waxam dafa mel ni am na leneen lu mu téye loo xam ni wonuma ko man wax dëgg yow wonuma vidéo boo xam ni diggéen gi daf ci sàgganu mais ci off micro jabar ji wax na ma ne ma alxames gi nga xamee ni mooy vayu bi muy wuyu ji section de recherche. xam nga ku toog avant sax loolu waa ji toog na ay weer yoo xam ne demul këram. yu weer yu bari. ndaw see may nettali. du samay wax. ndaw si mu ne ma. sama borom kër woo na ma ni ma dama laa namm. yónnee ma vidéo. ndaw si def vidéo yu neex yooyu. yónnee ko borom këram. veyu bi muy wuyu ji gendarmerie. ndaw see may nettali toujours ci off micro. waa ji ñëw na ca kër ga. sëy ak moom. comme jëkkër ak jabar li ñuy séq. mais waa ji du koo filmer. ndaw see ma nettali loolu. film yooyu nag nga xam ne moom la ma nettali ndaw si nettali lu ko waa ji di doyee man question bu may samp la ndaw see ma ko wax. ki waa ji réeral la. na bàyyi ñu coupé micro yi ma wax la. voilà ndaw see ma nettali loolu. coupé micro yi dinaa la wax lu waral version boobu. voilà waaw. bon comme ñun fi mu ne nit ñee déglu ñooy jugé. man kii day wax ci fii kii wax ci waa ji day wax voilà jaar nii xam nga femme bi wax sénégalais dañoo yaakaar xalaas gi. te man wax dëgg yàlla man ak lantinoor laa rek damay jottali rek. du samay wax li ma jëlee ca ku góor ka ak ku jigéen ka laa leen di jox. développement yi nga ci am sax ñu bëri amuñu ko. voilà léegi femme bi dox ji daanoogul de. déglu. man soxnaam su nekkoon jëlal naa ko ñaar dërëm mën noon na xool si benn doomam sax jéggal ma su ubbi woon néeg fekk ma fa may def naka sudul noonu mun na xool ci samay doom jéggal ma te yàlla tax teg naa moom 15 ans de mariage section de recherche ñëw fi nga ma dañ laa soxla kenn monetenu ma kenn buuxu ma kenn dóoru ma kenn saagaw ma man na ñoom calmement madame jëkkër entreprise am dañ ko jëlal nangam ak nangam ma ne man musuma xam sama jëkkër am na loolu sax mu ne ku comptabilité moo ko jëlal nangam boobu ma ne ko wax dëgg yàlla gisuma comptable fu mu jëlee dégguma comptable fu mu ne maa ngi jël ñun ma xamoon nañ yaa comptable bi di ngeen doon déggante ma ne ko comptabilité sama mujjeelu gis comptable bi dese moo amoon sama kër goro te am na 2 ans léegi laa ko mujjee gis si dëj boobu à part loolu amul fenn fu ma gisante ak moom jour bi ma commandant bi ma war a dugg bureau commandant bi pour génn ñibbi laa dajante ak moom si porte bi mu ne ma madame Guèye ça va ma ne ko ça va musuma manqué de respect saa bu ma gisee madame Guèye lay wax musul jaar sa si sama tur madame Guèye musul jaar ci sama tur foofu lañ dajante si en porte boobu noonu lañ daje. xëyul liggéey ñu ne ko sa jabar yi xeex xëyul liggéey ñu ne ko police jël si na ko kon man su ma demul bureau maa ngi koy jàppale si ginnaawam dew ma. yooyu xamoo ci dara ci mbirum entreprise ba. xaw ma ban banque la am xaalis xaw ma ban banque la dugal xaalisam. nee na comptable bi dafa amoon beneen société ci ginnaaw. loolu maa ngi koy yëgee Colobane. sa borom kër am na est-ce que am na kër gu mu moom. tout le temps danaa am na ay terrain moom. mais am na benn kër boo xamante ne benn xaritam moo ko jaay da ko doon fay ndànk-ndànk ba kër gi fay bee ngi doog a pare mais première la ak deuxième mu ngi maris fii mais ñi koy liggéeyal la ko jox loolu la ma wax. nee na moo ko moom. nii léegi ay employé am la ko jox. ñu dëkk fa. yow nga loué yow awo ñaareelam loué yaayam loué. waaw. ay waxam dafa soo ko déggee dafa mel ni dafa la soupçonné maanaam dafa la bëgg a jiiñ adultère. yàgg comptable bi la xaw ma yàgg feneen. dama koy bàyyi ak suñu borom att suñu borom ma gën a gaaw. su nekkee maa ko tooñ ci loolu yal na ma ko yàlla won su nekkee loolu tamit tuuma àdduna la. yàlla na feeñ ci ki ma ko wax te man ñàkkuma fayda yor samay ñeenti doom ëllëg ñu war a sëy ji ma leen di tegal tuuma bu mel noonu yéeni néeg borom ma siy fanaan du nee na la hôtel la nekkoon nee na biroom la nekkoon moom nee na dafa feebar biiram mooy metti moo tax dañ ko ne mu isolé wu faju ba wér. loolu la wax. man Diallo de loolu la ma wax. depuis kañ la fi de.
am na 2 mois ñëw fi. mi ngi fay location di joxe dépense. saa bu xëyee mu may dugalal dépense. dépense milliardaire moom war naa seet ñaata la. man saa bu xëyee mu may dugalal junni. junni la mos a jox. non daaw ma jox junni mu ma daan jox ñaari junni. daf ma ko yónnee par Orange Money par code. nee na dafa feebar dañuy jàpp ni dafa feebar. ok yow gendarmerie ñaata jour nga fa def. man ñu ma fi jël si vendredi ba dimanche. fa nga fanaan. fanaan naa si benn salon bu baax. ñëpp nag dañoo jàpp dañ maa tëj ci prison ba kenn tëjuma kenn dugaluma si giri kenn monatewuma mais ba ñu seetee ba seet lëmmat xool gis seet ba mu leer naa ñu ni mi di aw ma fa avocat aw ma fa tante bu fa ñëw. ba dimanche si ngoon commandant Meng ak capitaine Touré ak sama borom kër ak man mi ak keneen ñu ne ma commandant def gisuma kii fu mu si takkee ak fu mu si laalee. kon ñun mënuñu ko téye di yoo xamante ne gisuñu ko si moom mais on sait jamais nag bés bu ko tribunal soxlaa pour ay affaire témoignage affaire leneen laaj ko leneen mën naa dem wuy ju foofu ma génn dem ñibbi. est-ce que gëm nga ni comptable bi liñ ko jiiñ moo ko def. damay dee sama bàmmeel ma doo nga fay nekk kenn du ma fa fekk. ni ko ñëpp déggee laa ko déggee te xanaa suma xaalis boobu su ma si amoon sax man du ma mel ni du ma nekk fa du ma mel ni. milliard Ndoye Bane ni nga dégg ñu ñuy déggee milliard xam nga man damaa tiit sax après dama mujj wax la muy milliard. Ndoye Bane lan laa tiim nii. kaamil alxuraan waaw. billaahi wallaahi tallaahi xaw ma fa xaalis dugg xaw ma fa xaalis génn su nekkee lii ñu may tuuma ci comptabilité ci xaalis ci leneen yal na ma ko yàlla woon fii ak une semaine te yal na yàlla leeral lépp. Ndoye Bane kaamil bii maa ngi tiim yàlla suñu borom moom mooy seede musuma mooy sama jëkkër xaw ma sax ni ñu koy defee musuma mooy. dégg nga ni ma waxee lii noonu la ma waaj a wane yeneen i affaire yoo xam ni maanaam tegtal yeneen. lu gën a doy waar ci wax ji. xam nga femme bi waat na ci alxuraan. waa ji keroog dégg nga. waa ji keroog alxuraan. kaamil la yor. léegi nag ñun bu ñu fi bëggee toog di seet fan la dëgg ji féete. mais alxuraan bi gars yu bari livre lañ ko considéré de. bouquin lañ ko def de. ñu bari bouquin lañ ko def. en tout cas daal waa ji war na ma ay audio yoo xam ni. billaahi ak ay kii man ko nag su fekkee da ngaa denc ay image wala ay audio de toppal li ngay topp ba sa xaalis feeñ. mais xamal ni da ngeen a am ñeenti doom. te jigéen dañ koy suturaal. toppal li ngay topp nag ba keroog lu la juste may nga jël ndaw si tamit lii lañ wax man ak moom. ginnaaw nag ñun moom wax dëgg yàlla sénégalais dañ ñoo yabal. dañuy dem jël fii jox leen. mais am nañ xel. yaa am nañ xel. te ku ci ne ci ñun war nga mën a utiliser sa xel. yàlla rek a xam. ànduma ak femme bi de man ci benn côté. waaw fi femme bi ne borom këram veille bi ñu ko woowee dafa ñëw. ñu séq mu filmer ko. waaw ànduma ak femme bi foofu. waaw loolu moom moo ma ko nekkul ci enregistrement bi. ay problème mënul am. nga nangu sa borom kër di ñëw. ngay séq ak moom benn. ñu bari duñu ko nangu wala ñi ci ëpp duñu ko nangu. ñaar nga xam ne mu ngi lay filmer nga nangu ko. waaw moom moo ma nekk loolu foofu moom. àndoo ci ak moom ànduma ci ak moom waaw. sama xel rek laa waxee nag. voilà faral di wax rek comme daal fi ne sénégalais yi jugé. xaaral ma dem ci Facebook bi xool. voilà en tout cas daal ma laa bëgg a laaj. mbirum ancien ministre boobu noonu amoo ci développement Aminata Lô Dieng. non est-ce que non man loolu nag lii moom préoccupé woon. mais dégg naa audio yeeg ñoom seet rek mais wax dëgg yàlla awma ci lu bari njaay. loolu moom awma ci lu bari xanaa suñ fi jógee rek jéem koo kii comme xool nañ koy kii mais ñii ñaar ñi moom defe naa am nañ audience le 10 février. ndaw si yónnee nañ ko këyit mais pour mu ñëw témoin la mu ñëw comme témoin mais ñëwul pour ñu kii ko. voilà d'accord léegi man nag li ma doon laaj sànq. waaw mooy audio yi ngay dégg fan la jóge audio yi ngay dégg ci Aminata Lô Dieng fan la jóge wax dëgg yàlla ci internet bi rek laa ko liire. nañ lijjanti loolu. waaw nañ ko lijjanti. parce que jamonoy couvre-feu la. waaw kenn doxul. waaw kenn doxul dama. diggante moom ma ñu jàppaloo ak ñi mu àndaloon. waaw ak ñi ko jàpp ak alkaati yi ko jàpp. waaw audio bi mënut a génn foofu noonu. waaw jar naa lijjanti de. bu dee gendarme yee ko def. waaw def nañ lu ñu leen sant parce que ñoom ñoo war di tere lool. bu dee ñële ñoo ko def. weer nañ seen bopp. parce que yu mel noonu dees ko génnee ci réew. d'accord loolu jar naa gëstu. kan moo enregistré en ce moment. beneen bi ci topp mooy. nit bu fekkente ne da nga di kilifa cim réew. kaddu yoo génne dafa war a doon kaddu yu royukaay. kaddu yoo génne. waaw dafay doon kaddu yu muy royukaay. Aminata Lô. kilifa du saaga. kilifa du xaste ci mbooloo. kilifa du xeebaate. kilifa du réew. kilifa mooy lan.
mooy nit ku xam mat ñi nekk ensemble ay kilifa lañ. waaw mooy ku ma am soo demee ba am yenn ndombal. damay laajte rek beneen bi ci topp mooy. damay laajte rek. bu ñu jàpp ci réew mi. man kilifa laa. ñëpp a yam. nit ku ne dafa am loo koy seete dafa am loo koy rusé. dëgg la. xaw ma lu mu wax gendarme yi. ba tax ñu téye ko. xaw ma lu mu def. ndax maag ñëpp a ci yam. mais nit ku nekk également. ci bi ko yàlla jox. da nga ko koy nangul. sa audio yi nga am kon ay audio lan la audio yi nga xam ne moom la ñu. nee nañu moo ca nekk di xuloog gendarme yi di leen saaga. ba laal ci Macky Sall. ku ko génne loolu. loolooy laaj bi nag. waaw fa mu génne. ak ko enregistré doon enregistré. c'est que enregistrement ci boppam. bu leen nit ñi war a moytu. ñaar rek la mën a génn. waaw ñaar rek parce que jamonoy couvre-feu moom kenn du dox. kon doone di wa toog balcon di ko filmer. ñaar rek ci la mën a génn. moom ma doon jàpp baa ñu ko doon jàpp. comme ci mën di doon jàpp. ñoo fa nekkoon de. waaw. yow nañ ko jéggal rek. àdduna amul solo mooy li ma la wax kilifa dafa am loo koy xoolee. àdduna amul solo moom bu la yàlla xasee cëral ci réew. àdduna amul dafa solo am loo koy xoolee waaye yow mi am cër bi ci réew mi it nga xam ne royukaay nga. àdduna amul solo amintuloo nit ku baax la xam naa daa juum rek tamit ña enregistré tamit juum nañu. nañ ko jéggal rek dëkk bi film bi tal nañ leneen. lu mel nii deuxième vague bii. voilà nañ ko jéggal dañ ko jéggal te tamit mu ñëwaat ci kaabee jeunes yi nga xam ne dañoo góorgóorlu comme waa ji liggéey ba am xaalis bu baax a baax état bi wala nit ñi nañ leen war di protéger parce que soo góorgóorloo ba teg entreprise di liggéeyloo plus de 20 personnes plus de 25 personnes am nga njariñ ci réew mi. comme monsieur Serigne Mbacke Ndiaye Guèye mii ku am njariñ la ci réew mi yow ne waxante dëgg suñ ci amoon tey ji 1000 yu mel ni moom Sénégal taxawaale gi jeex. mooy Serigne Mbacke Ndiaye ku am njariñ la. waaw Serigne Mbacke Ndiaye waaw kooku sunu paa sunu papa sunu frère la mais Serigne Mbacke Guèye mii. ma ko jàppee lapsus kii neex rek. yàlla parce que y a plusieurs Serigne Mbacke Guèye yu mel ni moom yoo xam ne wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ ba teg entreprise ba teg dara. askan wi ak état bi dañ leen di war di jàppale bu baax a baax su fekkee seenum njàng soriwul ñu jéem leen a encadré jàppale leen. parce que li ko dal métti na trop. baan sa soxna booy sëy ak moom. dem ba amatoo ci moom confiance. ngeen am ay doom. njaay yeewi ko yeewi bu rafet. mu dem nga suturaal ko. nee nañ Seydina Mohamed wax na ni. nit boo koy yeewee sax mu dem. bul wax li nga xam ni moo tax nga yeewi ko ngir sutura gi nga koy suturaal. surtout donc xaalis bi nga xam ni moom la ñuy dang-dangi milliard rek lu ko ëpp ak njaay. nit am na fi njaay bu ñu fàtte ni ñoo kebe dem na. bu ñu fàtte ni kii sama beneen papa ji nga xam ni moo dëkk. sori nga Ahmed Amar. dem nañ nanu bàyyi xel ci àdduna ak loo fi mënti am day dem ba pare say doom ñoom nga fi bàyyi ñuy fàttaliku li seen papa waxoon wala li mu defoon seen yaay. gisoo waa ji bi ñu libéré ndaw si muy xaw a am lënt waa ji dafa porter plainte pour détournement portewul plainte pour adultère su fekkee jabar ji day am far di def njaaloo ko def na ko sul noonu pour man ça n'a rien à voir ak détournement bi affaire détournement bi comptable bi. xam nga lu ma jaaxal. waaw waa ji keroog vendredi wax na ba sottal tuddul fenn adultère. keroog vendredi fii. waaw wax na ba pare tuddul benn yoon adultère. mais ci soo dégloo ni muy waxee xam ne loolu lay ji loolu lay commencé di jiiñ jabar. waaw président sa ngi laaj antenne. voilà c'est ça. nañu dem ayca. Président de la République, président du groupe européen, collaboration, l'organisation de la victoire du président de la République, la République, résident du président de la République, mais on a demeuré historique situé dans la quartier de Plateau, capitale du Sénégal, construit en 1902. Oui, ça m'a dépend de la résidence officielle du gouvernement de l'Afrique occidentale, le port Sénégal, c'est 1964, 1982, 2012, Macky Sall depuis 2012, mu ñam fi ñamaat. Nu xaaran ba xam kii woote ba ko jot président de la République ko la waroon ak fan lay woote. Salaamaaleykum. allo bonsoir na nga def sëñ bi. Oui, bonsoir, sant bu baax. joxal tur beeg sant beeg fi ngay waaw woote maa ngi woote fii maa ngi woote fii ci London laay wootee London. yaa ngi London. waaw lan moo waral London laa nekk nii waaw foofu laa wootee. waaw léegi lu waral sa woote ci biir palais bi. waaw alhamdulilah maa ngi tudd Ibou Diagne ñu maa wax Po. Ibou Diagne ñu laa wax Po. aja Po. waaw Po lañ ma wax waaw. waaw Po léegi lu waral sa woote ci biir palais bi laa wax. waaw président laa bëggoon a waxal. président dafa jàpp boo amee looy wax da nga koy wax bu ko ñëwee jottali ko. waaw mun naa la yóbbante ci moom. waaw waxal. waaw Macky Sall bu ñëwee. waaw. nga waxal ma ko corona bi nga xamante ni moo ngi lëmbee Sénégal. waaw. mayul kenn jàmm foo toll ñu naa wax corona. waaw. waa léegi xam nga Sénégal ñun ñu nekk extérieur fii xaw nañoo dee ak sëriñ si nekk foofa. ak ñi sëriñ woote seen naan ay sëriñu tariyaax lañ mën nañoo faj lii mën nañoo faj lee. waaw ñoo sëriñu tariyaax yi laa wax de. waaw. waxuma kilifa diine waxuma kilifa aada. waaw xam naa li ñoom dañ koy wax ni ñoom mën nañoo faj. moo ñu joxe sunguf yeeg ñoom dañ koy wax ni mën nañ. waa ñuy joxe sunguf séeréer ni xanaa gisuñu sunguf buy faj corona.
loolu de xanaa nag ndax nga ñeme koo wax yow man de dëgg yàlla de waa léegi déet xam ñoom dañoo nekk ci télé bi ne ci rajo bi mën naa faj lii mën naa faj lee boo leen joxee micro attan na ñoo xam ne mën nañu faj corona bi de ñoom kay war nañ ci mun mën dara wax dëgg yàlla doy na waar léegi yow lan ngay wax président yow maanaam waa léegi damaa bëggoon président wérante xuuxaan tekki tubay na leen essayé ba xool ñu xool ba xam ñoom mu essayé sëriñu taraax yooyu di joxe sunguf ak ay reen ak ay bitéel man daa bu doon maay moom dama leen di dajale ñoom ñëpp ñu dajaleen kenn ku ne ñu teg leen ñu rang kenn ku ci nekk ñu ne fal test ñu essayé ñu xool ndax mën nga faj corona ba xam ñoom ñëpp la ñu dajale ci pare bi loolu doy na waar loolu doy na waar waaye nag xam li ma ci jaaxal waaw li ma ci jaaxal mooy damaa ragal ni Sénégal gi yëpp doon sëriñ bu keroogee Sénégal gi newoon gépp nekk sëriñ nekk ci bi parce que est-ce que population bi seen sëriñ si ëpp ñu leen sëriñ tariyaa yi est-ce que ëpp ñu population bi yow da nga leen a compter déet damaa xam ni kat ku jóg rek ñu ne sëriñ nga da ngay faj ku jóg ñu ne sëriñ da ngay faj doy na waar mais yow léegi maanaam li ma bëgg a xam mooy lan nga ciy wax président man li may wax président na leen woo ci palais bi ñu essayé gannaaw ñu test kenn gisagu ñu joole ñu essayé ko ñoom ñu xool ndax dañ ko trouvé am déet loolu daal laa bëggoon wax président waa baax na na leen woo kenn ku ci léegi nag bu leen dee woo day yor liif tegaale ko ci. Je vais vous faire la lecture du communiqué 337 de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Ce lundi 1er février 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2411 tests réalisés, 404 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 126 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré